Mesdames et messieurs, bonsoir. Au micro, votre ami et frère Mortala Sarr. Je vous parle donc depuis la ville de Torino en Italie. salaamaaleykum mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax donc di ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo rek pour leeral leen jëm ba tey ci la legge Senatoria nga xam ne pratiquement démb la Giorgio Mattarella firmare donc li ñuy wooyee il decreto che va in Gazzetta Ufficiale donc mën nañ ne donc loi bi donc c'est officiel. Donc dugg na à partir donc du 1er juin procédure donc nit ñi mën nañ ko def pour ñi am réquisites pour bëgg a dugal ñu mën a dugal donc loi bi dem na in Gazzetta quindi donc c'est officiel. amaan na aussi ay changements yu ñu apporté waat ci biir jëm ci d'ailleurs dinañ leen ko leeral jëm ci coût bi ñu fixé woon à 400 euros jëm ci datore di lavoro bi donc léegi mi ngi nekk à 500 euros. beneen coût bi ñu fixé woon jëm ci laboratoire bi permesso de soggiorno jeex mu war ko renouveler depuis le 31 octobre fekkoon mu donc def ay activités yu bokkoon ci ni ko loi bi tërale kooku aussi donc à la place de 160 euros donc wàññi nañ ko def ko 130 euros. alors tey nag dinañ ñëwaat ak yéen ci procédure loi bi ni mu ko tërale waatee gën leen ko détaillé cette fois-ci aussi dañuy def li ñuy wax donc une lecture expliquée détaillé ko en italien et en français pour yenn mbokki taalibe yi nga xamante ne bi ñoo ngi ñuy woo chaque jour ndax comprendre ñu langue olof bi ñuy wax. alors mesures yooyu rek mën nañ ne moo ci bees pour l'instant ci biir décret bi dinañ leen ci apporter aussi yeneen donc précision jëm ba tey ci décret bi. donc ni ngeen ko xamee rek Senatoria 2020 nga xamante ni cette fois-ci donc moo ngi ci articolo 103 article 103 donc. bi nga xamante ni bi donc loi bi officialisé nañ ko donc dugg na ci li ñuy wax donc il decreto di legge numéro 34 del 19 maggio 2020 donc nekk ci article 103. alors dinañ leen ko détaillé tey nu mu gën a gaawee rek ngir mbokk yi gën a xamaat ba tey donc position biñ ci war a taxawee. alors fi ñuy njëkkee mooy li ñuy wooye donc secteurs yi xamoon ngeen ko donc secteurs yi nga xam ne ci loi bi bokkoon donc waxoon nañ leen ko ak ñaari secteurs yi mu concerné woon mbay mi càmm gi agriculture bi ak donc lavoro domestico ak yu ñuy xeetoog ñu mel. donc ñu xam leen ne ñaari procédure la procédure bu njëkk bi moom mooy ki nga xamante ni bi donc amul contrat de lavoro te permesso de soggiorno jeexoon depuis le 31 octobre am na possibilité dem ñu jox ko 6 mois temporaire. ak ki nga xamante ni bi donc avendo un contratto di lavoro però il faut que mu am datore di lavoro donc boo ko assumer pour mu am kayit donc dañuy njëkkee ci procédure ki nga xamante ni bi donc moom moo am contratto di lavoro nan lay demee. allora la persona aveva un lavoro in nero, la persona trova un nuovo lavoro o uno dei 3 settori ki nga xamante ni bi donc mi ngi doon liggéey en nero te décret bi concerné ko wala mu am lavoro bu bees te amul kayit. ci secteur yi nga xamante ni moom la gouvernement bi tëral kooku dina am permesso di soggiorno per lavoro in base alla durata del contratto maanaam dina ko jox permis de séjour boo xam ne donc dina durer in base alla durata del contratto maanaam contrat durée bi muy jeex donc permis de séjour bi dina toll noonu. alors il datore di lavoro che deve presentare la richiesta ñu ñëw ci loolu donc foofu ñu wax fi aussi contrat bi deve essere un contratto reale in regola boo xamante ni donc ci ay base yu leer lañ ko def. donc foofu aussi tere nañ fi ngay dem di fay naan nit da lay defal contrat yooyu yëpp tere nañ fi contrat bi donc na nekk ci ay base yu leer ñu stipulé ko donc ci ay normes yu leer à la legge bu ko defee donc mu mën a valable. ok contributif bi wax leen ko moo ngi toll ci donc 500 euros li nga xamante ni docteur di lavoro donc moom lay joxe à la place de 400 yi ñu fixé woon donc léegi ñëw na ci 500 euros. ok si il contratto di lavoro termina la persona non perde il permesso di soggiorno ma si aprono 2 ipotesi bu fekkee contrat bi dafa jeex. il contratto di lavoro bi ñu la defal bu fekkee dafa jeex te moment bi muy jeex yow yaa ngi ak sa séjour donc si aprono 2 ipotesi la persona trova un altro contratto e quindi rinnova il permesso di soggiorno in forza del nuovo contratto anche fuori dai 3 settori. ok mën nga ko renouveler bu fekkee da nga am beneen permis de séjour bu fekkee da nga am donc beneen lavoro anche bu ci 3 secteurs yi gouvernement bi tënk ci legge bi nga am 6 mesi muy tempo boo xamante ne à durée temporaire la bu jeexee nga am beneen liggéey mën nga ko donc dem ñu renouveler la ko hypothèse yooyu mi ngi présenté wu ba tey ci ki ñuy jox kayit bi te bu boobaa aussi laajut ngay bokk ci même secteur bi pour maanaam secteur agricole wala dara pour ñu la koy fixel naan la il faut nga bokk ci secteur bi pour mën ko renouveler beneen contrat donc boo am di lavoro mën nga ko renouveler. ok ñu ñëw ci li ñuy wooyee la persona non trova un lavoro e quindi chiede un permesso per attesa di occupazione che la
durata e un anno. Beneen hypothèse ba tey mooy bu fekkee sa séjour bi jeex na bi ñu la may ci sénatoria bi jeex na nga am nga contrat boo ko renouveler bu mu mënti doon mën nga ko renouveler ñu renouveler waatal la donc li ñuy wax permis de séjour temporaire bi. bu fekkee nag sénatoria bi am nga ci këyit bi jeex te amoo contrat donc loi bi dina la permettre nga dem donc dugal li ñuy wax donc une attesa di occupazione nga xam ne donc 1 an lay doon dinañ la ko may donc en attendant nga dem wëri beneen liggéey. ok donc loolu la ñuy woowee donc permesso di soggiorno in attesa di occupazione. ok donc ñu ñëwaat ak yéen ci donc li ñuy wooyee donc beneen provvedimento bi nga xamante ni moom moo concerné ki nga xamante ni bi jamono ji loi bi daf ko dikk 6 mois de séjour bu fekkee séjour mu dafa jeexoon depuis le 31 octobre te avant date boobu noonu 2019 mu exercer woon ay fonctions yoo xamante ni donc moo ngi woon ci wàllu mbay mi càmm gi napp gi ak lavoro domestico. alors kooku loi bi ñu ngi koy xamal ne bu fekkente ni bi donc è una persona che non ha un lavoro, il permesso di soggiorno è scaduto a partire dal 31 ottobre 2019. ok bu fekkee koo xamante ni jamono ji sénatoria bi yow amul liggéey te sa séjour jeexoon depuis le 31 octobre li tàmbalee ci le 31 octobre rek séjour bi fekkoon na ko mu jeex te avant boobu donc nga amoon ay activités jëmoon ci wàllu woowu noonu donc loi bi dina la permettre cette personne prima del 31 ottobre 2019 la persona ha lavorato regolarmente un dei 3 settori. ok wax nañ ko bu fekkee avant date boobu liggéey nga ci secteurs yi gouvernement bi tënk jëm ci sénatoria bi donc mbay mi càmm gi napp gi ak lavoro domestico donc kooku dinañ ko jox permis de séjour temporaire pour 6 mois renouveler ko pour 6 mois te duñ ko laaj contrat. ok contributo bi mu ci joxe moo ngi toll ci 130 euros à la place donc de 160 euros yi ñu waxoon fële ci décret bu njëkk bi donc bi mu duggee une gazette donc def nañ ko léegi mu nekk 130 euros. donc yaakaar naa loolu mooy ñaari procédures yi nga xamante ne moom mooy procédure kii wut ki bëgg ki ñu war a defal contrat pour may ko séjour ak ki amoon séjour ba pare mu jeex donc kooku laajuñu ko contrat donc na fekkoon mu nekkoon ci ñetti secteurs yooyu pour dem donc mën a renouveler séjour bi pour 6 mois. alors ki ñuy jox permis de séjour 6 mois donc la persona è autorizzata a cercare lavoro solo uno dei 3 settori. donc séjour boobu donc dañ lay autoriser pour nga dem wër liggéey ci secteur yi nga xamante donc gouvernement bi teg na ko mbay mi càmm gi napp gi ak lavoro domestico. ginnaaw bi nga ko amee nag nee nañ trovando un lavoro la persona può convertire il permesso temporaire in permesso per lavoro. donc ginnaaw bi nga amee liggéey ci secteur boobu nag bu jeexee bu la neexee yow mën nga koo convertir ci beneen permis de séjour ci boo amee contrat de lavoro maanaam nga convertir ko ci beneen séjour bu la neex quoi. ok donc loolu mooy concerné mesure ki nga xamante ni dafa am séjour donc mu jeexoon mu war ko renouveler te laajuñu ko contrat. ok donc ñu wax ne aussi moom it ci 3 secteurs yooyu lañ ko limité donc pour mu war fa liggéey en attendant ko donc mu koy mën a rinnovare. allora si una persona lavora per un breve periodo può poi convertire il permesso di soggiorno temporaneo in permesso di attesa occupazione. ok loolu aussi ñu leeral ko bu fekkante ne bi aussi permesso di séjour liggéey na ci mu jeex donc moom it aussi mën na dem dugalaat ko li ñuy woowee donc in attesa di occupazione nel frattempo che cerca un lavoro. alors ñu ñëw ba tey ci leneen lu ñuy woowee donc assumendo un lavoratore senza permesso di soggiorno il datore di lavoro non rischia nulla. alors il datore di lavoro yi nga xamante ni dañoo jëloon nit leen liggéeyloo neero te donc kooku amutoon këyit ñoom bu ñu bëggee dem régulariser kooku nit donc amul luñ ciy risqueyaare maanaam amul benn provvedimento pénal buy ñëw ñu ciy risqueyaare pour ñu dem ragal pour ñu leen di teg ay taxe wala ay multe wala dara donc loolu amul benn reato parce que donc vengono sospesi i procedimenti per l'impiego illegale di manodopera relativa alla persona per cui si chiede l'emersione mooy li ma wax rek donc bépp provvedimento boo xamante ni ay sanction la woon dañ koy suspendre jëm ci datore di lavoro bi doon liggéeyloo nit neero te bëgg ko donc régulariser amatul donc benn provvedimento pénal bu ñu ko ci teg mën na dem déclarer ko donc comme ni ko loi bi waxee donc defal ko contrat ñu defal ko kayit. ok e vengono archiviati anche la procedura se non va a buon fine per causa a lui non imputabile. anche bu fekkee da am ay provvedimento yu ñu ci doon topp ba tey donc dañ koy archiviare du nekk loo xamante donc loi bi dina ci tenir compte donc bu mu ragal bu fekkee am na ku muy liggéeyloo en noir mën na dem déclarer ko defal ko contrat donc amul benn daan bu ko ci buy ñëw ci moom. ok ñu ñëw ci lu ñuy woowe donc les cause ostative. ok
ñi nga xamante ni mënuñoo présenter demande bi waxoon nañ ko moom mooy donc doctorate di lavoro yi nga xamante ni dañu leen condamné woon ci 5 années yu mujj yi favoreggiamento per l'immigrazione clandestina, caporalato, occupazione illegale, sfruttamento. Donc waxoon nañ leen ko ci donc kii bu njëkk ba. alors li ñuy ñëwaat ba tey moom mooy li ñuy wooye donc ok li ñuy wooye donc in caso di lavoro straniero è richiesto che siano titolari del permesso di lungo soggiorno. bu fekkente ni bi donc doctorate di lavoro bi dugalal nit ki pour mu am kayit anche stranieri la, donc moom bu amee permis de séjour indéterminé rek boobu mën na koo dugalal, mën na nekk doctorate di lavoro, mën na koo dugalal. fixé nañ aussi ba tey lu ñuy wooye donc pour établir donc i limite di reddito, maanaam reddito yi nga xamante ne bi doctorate di lavoro bi da koo war a am pour dugal, donc am na fu ñu ko fixé foofu aussi amaguñ ci ay leeral, mais buñ ci amee ay leeral rek dinañ ko eggee mbokku taalibe yi. ñu ñëw ba tey ci laboratoire yi nga xamante ni bi donc ñoom la décret bi concerne. d'abord war nañ nekk ay laboratoire yi nekkoon en Italie avant le 8 mars, leeraloon nañ leen ko, te génn ñu woon territoire bi. donc présence boobu aussi ñaar nga ko mën a justifier, donc soit par li ñuy woowee donc rilievi photo dattyloscopici, maanaam ñu photo woon la wala nga teg baaraam kessuura, wala aussi am na beneen moyen boo xamante ni donc bépp documentation boo xamante ni donc c'est public wala administratif, moom bu ko war a prouver rek booy wane ne donc yow lii bindoon nañ ko ci sa tur, donc këyit la wala document wala donc loo fi doon lijjanti rek te mu mën a certifier ne avant le 8 mars bi donc la woon. loolu aussi bokk na ci document de preuve yuy valable ginnaaw bi nga xamante ni donc yaa ngi woon ci territoire bi depuis avant le 8 mars te génnoo ko woon. ok donc ñëw ba tey ci causes yi ak obstacles yi, donc li ñuy wooyee donc laboratoire bi nga xamante ni bi donc moom mënuñu ko cee dugalal, moom ku amoon lu ñuy wax donc il decreto di espulsione ministeriale per motivi di prevenzione o di terrorismo. donc képp koo xamante ni dañu lay expulsé woon, donc da nga amoon décret bi jëm ci donc li ñuy wooyee favoreggiamento motivi di terrorismo, donc kenn du la mën a dugalal décret d'expulsion, donc bokkut ak feuille de via. ñu wax ne ba tey feuille de via yi donc di obstacle bokkut ci li nga xamante ni moom la loi bi teg pour ku ko am mënoo dugal. ok ñi nga xamante aussi dañu leen a condamné via définitive, donc ñooñu aussi mënuñu dugal. ñi nga xamante aussi dañu am lu ñuy woowee donc délit contre la liberté personnelle, donc délit de liberté personnelle ak ay reato yoo xamante ni bi donc jëm ci wàllu li ñuy woowee donc stupéfacienti, maanaam wàllu sinébar, ñooñu aussi mënoo cee bokk. ak képp koo xamante ni bi rek war nañ laa dugalal te sa loxo laaloon ci li ñuy woowee donc favoreggiamento all'immigrazione clandestina jëm ci laboratoire bi, donc bu fekkee provvedimento yooyu dafa am ci yow, donc doo doon kuñ ko mën a dugalal. bu fekkente ni bi aussi donc dañ la signalé woon ci benn pays de l'espace Schengen, wane na donc yow am nga fa ay provvedimento penale, nga xam ne donc pratiquement pays Union européenne dañuy am donc benn convention boo xamante ni donc ñoom ñoo ko seq ci seen biir. képp kuñ signalé ci benn pays donc aussi day valable ci beneen pays ba. bu fekkee donc da ngaa doon ku mel noonu pratiquement donc nee nañ doo si duñ la mën a dugalal. donc doctorate di lavoro bi reato yi ko loi bi doon teg donc xamoon ngeen ko, jëm ci aussi liggéeykat bi tiit li ko loi bi doon teg donc xamoon ngeen ko. ok bu fekkee aussi da nga nekk nit koo xamante ni donc sei stato segnalato per soggetti pericolosi nell'ordine pubblico o la sicurezza pubblica anche in altri paesi Schengen. donc yow mi nekk Italie ñu bëgg laa dugalal kayit, bu fekkee dañu la signalé woon comme une personne donc dangereuse donc pour l'ordre public, wala beneen dëkk bu ñu la ko signalé woon, donc provvedimento boobu egsi ci Italie rek, donc yow sa dugal ci kayit yi donc du doon lu yomb. alors leneen li ñu ñëwaat ba tey mooy fii mi ngi xam ne donc laboratoire yi non dovrebbero avere paura di emergere perché i provvedimenti per ingresso e soggiorno illegale contro di lui saranno sospesi. laboratoire bi nga xamante ni bi donc warut a ragal bu fekkente ni moom daf fi duggoon dugg bu illégal, maanaam dugg bi mu duggee woon Italie nekk dugg bu illégal, loolu aussi amul lu mu ciy ragal, parce que provvedimento yooyu jëm ci donc yooyu loi pour l'instant dañ ko suspendre te dinañ ko archiviare bu fekkente ni bi donc kayit bi jàll na, am na contrat, donc ñu defal ko in regola. donc ki nga xamante ni bi sa dugg Italie irrégulier la woon, donc ñu ne jurut nga ci am tiitaange boo amee donc réquisites yi am ku la dugalal, donc incha allah boo ko toppee di nga am kayit. te bu fekkee luñ la ci doon topp la, bu kayit bi jàllee ba nga am ko, donc lañ la ta doon topp yëpp dinañ ko archiviare, maanaam donc éliminer ko. ok donc foofu yaakaar naa tamit leer na. alors ñu ne
donc li gën a am solo tamit bokk na ci passeport bi aussi tamit lu am solo la te ki ko war a dugal il faut que nga am passeport. foofu tamit dañuy profiter rek lancer un cri de cœur aux autorités sénégalaises maanaam jëm ci l'ambassade donc le consul ñu ngi leen di ñaan ngeen taxawal mbokk taalibe yi nga xamante ne bi ñoo ngi Italie te amuñu passeport te seen passeport yooyu nekkoon ci donc li ñuy woowee ambassades yi jeexoon mënuñu ko renouveler wala ñi nga xamante ne bi dañu jaaroon ci gaal yi te amuñu woon provvedimento pour ñu defara leen passeport. foofu aussi ñoo ngi am yaakaar ne donc message bi ñuy lancé dina egg ci autorités yi ñu jàppale ci donc bépp mbokk taalibe boo xamante ni bi rek jafe-jafe boobu am nga ko ci wàllu passeport. comme donc suñu nijaay Baye Diouf mi ngi koy wax barki démb ne questure yi dinañ ubbi donc déggal ma naan questure yi ambassade bi dina ubbi suba jeudi. ñuy lancé donc cri de cœur pour autorités yi ñu jàppale mbokki taalibe yooyu nu mu gën a gaawee ñu am passeport ngir mu bañ a nekk donc benn obstacle pour di leen di xañ ñu dugal ci kayit yi. parce que passeport bi aussi tamit moom mooy l'unique document boo xamante ne bi moom la autorité italien yi reconnaître fii nii ci ki nga xamante ne bi amagul kayit. donc cri de cœur boobu daal ñu ngi koy lancé jëm ci l'ambassadeur du Sénégal en Italie le consul bi nekk Milan ak Napoli ak yeneen dëkk yi ñu taxaw yi mbokk taalibe yi daal dimbale leen ci passeport yi. jar na sax képp koo xamante ne bi sénégalais nga te amoo benn jafe-jafe kayit sa séjour baax na mën nga même bu sa passeport jeexee mën nga toog may ñi ko am soxla jamono ji ñu dimbale leen ci bañ jot ci nu mu gën a gaawee. donc ñu ngi am yaakaar donc les autorités sénégalaises dégg donc suñ message bi nii ba def ay jéego taxawal mbokki taalibe yooyu nu ñu gën a gaawee ci seeni passeport ngir ñu mën a bokk ci kayit yi ñuy maye fii Italie. ok donc fàttali rek donc solo passeport bi ginnaaw bi nga xamante ne bi donc jooytu nañ ko ci autorité sénégalaise yi. allora mu amaat donc li ñuy wooyee quale categoria di permessi di soggiorno non hanno senso che facciano la domanda. ok foofu aussi yaakaar naa ku yor sa permis de séjour supposons muy dox normal aussi tamit ci beneen motif aussi jërut ngay donc bokk ci sénatoriat bi. donc li ñu war a leeral daal mooy mën nañ joxe ay exemple ci séjour yi nga xamante ne bi tey jii donc dañu nekk motif humanitaire te jeex may nañ leen possibilité ngeen dem renouveler ko te laaju ñu leen ngeen bokk ci ñetti secteurs yooyu. ku am séjour motif humanitaire mu jeex mën nga dem nga renouveler ko dina la jox 6 meses temporaire te donc laaju ñu la pour ngay bokk ci di indi liggéey ci secteur agricole bi wala dara bu fekkee séjour bi donc humanitaire la. ok allora che tutti i permessi di soggiorno sono stati ok foofu aussi ñu rappelé aussi ba tey mesure yi jëloon ci permis de séjour donc nga xamante ni moom moo concerné woon date escadence bi donc yóbbuwaat nañ ko ba le 31 donc août 2020 donc jërul yàkkamti à partir de cette date tu as 60 jours donc pour def la procédure pour renouveler donc séjour bi vu que sénatoriat bi donc mi ngi commencé le 1er ba le 15 juillet. leneen liñ ci dolliwaat moom mooy li ñuy wooyee donc il richiedente asilo donc ñi nga xamante ni bi donc dañoo laajoon asile ba amoon donc suite favorable yoroon donc seen récépissé wala donc ñu yor këyitu asile bi. pour loolu nee nañ pour l'instant donc amagul benn norme bu leen di exclure jëm ci buñ mënee am possibilité pour dugal ci donc sénatoriat bi ñoom it mën nañ ci dugal. pour l'instant décret bi génn ak li génn une gazette officielle amagul benn norme bu leen di interdire ñoom pour ñu donc ñu am accès ci donc dugal ci loolu bu fekkente ne bi am nañ doctorat de lavoro ak réquisites yi ñuy laaj pour mën koo dugal. waa asile politique yi donc amul benn norme boo xamante ni loi bi tere ne leen pour ñu dugal ci pour l'instant gisaguñ ko fenn donc ku ci am réquisites yi rek donc am doctorat de lavoro ci ñetti secteurs yooyu donc contrat mën nañ la régulariser donc nga am ci kayit yi. allora liñ fay leeral rek donc mooy fare domande di sanatoria non implica per forza la rinuncia alla domanda di asilo donc nga am opportunité yow mi nekk ci asile politique bi donc am ku la wutal contrat ci secteur yi gouvernement bi wax pour nga am ci kayit donc ça signifie pas que aussi da ngay renoncer ci sa demande asile bi nga defoon. loolu aussi après lu ñuy valutare la lu ministre donc de l'intérieur di valutare la donc pour leeral ko ba mu leer mais daal am nga possibilité pour boo amee contrat donte da ngaa dugaloon asile et tout boo amee contrat ku la ko defal donc war ngaa mën a dem ci secteur yi ñuy wax donc bokk ci kayit yi ñuy dugal. loolu aussi donc yaakaar naa mbokk yi leeral nañ ko ba
ba mu leer nañ. Donc leneen liñ ci dool rek moom mooy di xaar en attendant donc li ñuy woy donc la normativa nga xamante ni donc moom mooy li ñuy waxe donc che chiude proprio il cerchio donc bu ko defee affaire yi gën a leer ba leer ci mbokku taalibe yëpp. mais daal ñu xam ne rek ñaari catégorie yooyu daal moom mooy donc sénatoria bi ki amut liggéey te amut kayit bu amee contratto di lavoro ci datore di lavoro bu am compétence yi ak réquisites yi jëm ci wàllu badante ak wàllu tool yi mën na koo dugalal fay coût boobu ñuy wooyee 500 euros régulariser ko ñu defal ko kayit. opérateur bu doon liggéey en nero nag bu mu ragal amul benn procedimento pénale boo xamante ni dinañ la ci topp boo amee ku la dugalal bañ defal la kayit bi jaar yoon donc lépp loolu ci loi bi doon topp daf koy archiviare donc du tut jàll. datore di lavoro it bu doon liggéeyloo nit ki en noir loi bi it nee na la bul ragal donc boo ko bëggee régulariser ñëwal nga régulariser ko donc nga fay coût boobu donc bu procédure bi àndaare à bon fine yow it lépp lu la ci doon topp donc loi bi dina la ko jégal. beneen procédure bi moom moo concerné ñu ñuy wax donc ki am kayit nekkoon ci Italie amoon kayit bi jeexoon depuis le 31 octobre te avant date boobu mu liggéeyoon ci secteur agricole bi càmm gi mbay mi wala donc lavoro domestique kooku loi bi dina la permettre nga am 6 mois temporaire yoo xamante ne bi ci biir dëkk bi lay yem donc pour nga am lu ñuy wooyee 6 mois temporaire pour mën a dem wut liggéey. ci biir 6 mois yooyu bu jeexee te amoo liggéey boo dikkee donc dinañ la ko renouveler une attesa di occupazione pour nga dem aussi wut liggéey. opérateur bi ñu régulariser it ba tey amutoon kayit ñu may ko kayit 6 mois ci mbay mi càmm gi napp gi wala donc lavoro domestique kayit boobu bu jeexee te amoo liggéey loi bi dina la permettre nga dugal lu ñuy wax attesa di occupazione donc dinañ la mayaat beneen 1 an une attesa di occupazione en attendant nga am contrat pour mën a ñëw donc convertir sa kayit. bu fekkente ni bi aussi 6 mois bi jeex na ñu yokkaatal la sa contrat wala nga am beneen contrat am nga droit donc convertir sa kayit bi donc dem def ko beneen séjour bu la neex. loolu daal lañ bëggoon a leeral mbokku taalibe yi mu leer ñu xam ne donc gouvernement bi li mu ci dolliwaat tey mooy loolu rek yokkaat coût bi ba 500 euros wàññiwaat donc 130 euros pour ñi nga xamante ni donc ñoom ñooy renouveler seen bopp te seen permis de séjour jeexoon avant le 31 depuis le 31 octobre 2020. waaw loolu lañ ci bëggoon a leeral motif humanitaire yi ku amoon séjour motif humanitaire mu jeexoon avant la date du 31 octobre 2019 am nga droit dem renouveler ko ak beneen permis de séjour 6 mois ci luñ la dul laaj ndax bokkoon nga ci secteur agricole yi waaw wala déet loolu pour motif humanitaire yi rek lañ ko jagleen. donc defe naa leeral naa ko ba mu leer nañu. asile politique yi ku ci amoon séjour baa nga dugaloon ci mu nekk en cours amul fenn fu la loi bi xañe ne boo amee datore di lavoro bu la dugalal mën nga am ci kayit yi ñuy joxe donc lu leer la ku nekkoon asile politique te amoon kayit bi wala donc nga amoon ricevuta bi wala donc nga dugaloon ko wala kayit bi nekkoon richiesta di asilo politico boo amee datore di lavoro bu am requisiti yi dugalal la pour régulariser la donc mën nga bokk ci sénatoria bi te kayit bi dina jaar yoon bu contrat bi baaxee incha allah. voilà donc fi ñuy jeexalee rek moom mooy di sant mbokki taalibe yëpp di xamal leen ne aussi ñun information yi ñuy joxe nii donc jëm ci wàllu le peu d'expérience bu ñu am fii ci réew mi jëm ci donc les lois immigratoires donc jëm ci nit ki loi yi ko tënk fii ci dëkk bi ak yelleefam donc lu ñuy baaxee rek mbokki taalibe yi suñ papa yi suñu yaay ak suñ sise yi nekk ci dëkk bi ngir di leen ci orienter donc di leen informer di leen xamal fi ñu li ñu war a def ak li ñu warut def li leen loi bi sant ak li leen loi bi santut loolu aussi dañ cee déclaré wu pour di ko def volontairement donc nekkuñu ni pratiquant donc ni quelqu'un buy yëngatu ci wàllu donc legge immigratoire wala donc consultant wala donc di liggéeyee CAF wala ci yàlla wala syndicaliste parce que bari na mbokki taalibe yi may woo jàpp ne donc commercialiste la wala syndicaliste la non am naa sama beneen occupation bu may donc liggéey fii ci réew mi. dafa mënta ñàkk rek ñu nekk ci dëkk bi am ay information yu ñu xam jëm ci askan wi donc coûté wuñu dara pour ñu baaxee leen ko ñu xam fi ñuy teg seen tànk xam donc li leen loi bi tënk ak lii seen ak yelleef waaw ñuy xam le ne daal sénatoria bu compliqué moo ngi nii moo tax conseil bi may joxe mooy donc bu ñu fàtte ne fii ci réew mi am nañ fi donc ay sénégalais yoo xamante ni bi seen xam-xam dafa màcc jëm ci loolu bu ñu demee Milan suñ nijaay bu mel ni Baye Diouf yàgg nañ ko gis muy œuvrer ci la cause des immigrés xam nañ donc compétence am performance am yéeneem ak aussi bëgg-bëggam jëm ci li muy def ndax yàgg naa taxaw doomu sénégalais yi nekk fii Italie di leen xelal
di leen conseiller di leen orienter aussi di leen teg ci yoon ci ay plateforme am yu mu ubbi ay rajoom ak leneen lu mu mën di doon. loi bi nag daa nekk loi boo xamante ni bi dafa laaj d'abord li ñuy wax saytu consulence donc ñuy ñaan bépp mbokk taalibe bi bu nekk fii ci réew mi nekk sénégalais te mu soxal la yitteel la li ngay demee ci keneen ci tubaab wala dara mu lay defal pratique moo xam da lay fayeeku moo xam du la fayeeku nga contacter Baye Diouf bi nekk Milan mooy gën a yomb ci yow dina la mën a saytul sa dossier indil la donc consulence bi war te ci sa langue aussi olof ndax mu gën a dugg ci yow nga xam ko bu baax bu ko defee doo am benn maam jafe-jafe ngir tiit ci sa pratique wala dara. yaakaar naa daal képp ku jokkoonteeg ak Baye Diouf donc sa procédure këyit ni nga ko bëggee dinañ la ko traiter loolu aussi wàllu liggéeyam la moom moo xam ni muy traiter ak yow mais assistance bi ci war dina la ko indil xam na ko donc il est compétent c'est son domaine te aussi am na ci yéene te li ci gën a neex mooy sénégalais la ngay sénégalais la suñu langue lay làkk dina la wax ju leer xam fi ngay taxawee xam ni ngay dugale toppal la sa procédure ba nga jot sa këyit donc conseillé wu ma kenn ngay dem ci ay plateforme di dugalal sa bopp wala ngay jiima tenter dara parce que loi la boo xamante ni rek njuumte gu ndaw goo ci def rek mën na donc compromettre sa séjour. moo tax comme yàlla dogal na am nañ fi syndicat bu ñuy woowee Sala te ay mbokki Sénégal nekk fa suñu nijaay Baye Diouf ñu xam ko bu baax ci donc bëgg-bëgg liggéeyam ak yéene gum yéene immigration ñuy ñaan bépp mbokk taalibe bu loi bi tënk te nga bokk ci mën ngaa jokkoo ak moom ci ay numéro téléphone am wala nga dem ba ci cabinet ngeen déggoo mu traité la sa dossier assisté la ko donc xam na li ci loi bi wax yépp toppal la ko ndax expérience am na ko ci ba nga jot sa këyit ak ci jàmm. man damay jàpp ne rek lépp loo xamante ni bi tubaab moo ngi koy def fii ci réew mi suñ mbokk sénégalais di ko def fii ci réew mi donc ku ciy jublu mbaa nga ciy dugg mën ngaa dem ci suñ mbokk sénégalais ba koy def kat mu defal la ko yaakaar naa muy gën a leer ci yow te donc doo ci am benn jafe-jafe donte sujet bu mu lay traiter la liggéeyam la nag am na lu ngeen séq nga koy fay mais moo ëpp njariñ fuuf que nga koy yóbbu ci tubaab wala nga koy yóbbu ci keneen bala nga koy defal sa bopp njuumte mën na cee am ndax sa dégg italien mën naa bañ a xóot ba li la commercialiste tubaab bi di expliquer mën naa bañ a leer. léegi nag boo amee koo xamante ni bi li tubaab bi def moom moo ngi fi di ko def am na ci yéene liggéeyam la te mën na ko depuis 30 ans moo ngi ci dëkk bi mën nañ ne am na donc expérience sur ce qu'on appelle donc l'immigration ku déggoog moom dina la traiter sa dossier ni nga ko bëggee